gis nañ ne fan yii nii taxawu Sénégal mel na ni mi ngi yënguwaat. Khalifa Sall bi mu génne woon def déclaration ak Pape Alé Niang waxoon ne léegi. maanaam reprendre na ay activité politique am. mi ngi yëngu yu sew loolu moom nan lañ ko mën a jëlee ndax day waajal local yi wala ndax day après bu jotoon mu war a jógaat. waaw ñu ngi leen di nuyu sax am na benn réseau bu am doole bu ñuy tuddee Dox Mbokk te suñu maire Aline Tall jiite ko xam naa ñu ngi may suivre ak xalifa si yëpp mais ci ni nga waxee léegi damay bëgg jubbanti ko tuuti personnalité ou personnage su Khalifa Sall moom ci boppam moo gëjoon a génn mais taxawu Sénégal mu ngi doon fonctionner ci jamono bi nga xamante ni yàlla teg na ko nattu mu ngi doon fonctionner nu raw sax ni muy fonctionner nii ba egsi fii mu egsi te su ma ne mu ngi fonctionner ku mel ne lieutenant muy Barthélemy Dias tëddul woon nelawul te xeexalul woon boppam waxalul woon boppam ki mu doon waxal mooy taxawu Sénégal waxalul woon Khalifa Sall sax kon dafay jokk ci li nga wax ne taxawu Sénégal mu ngi commencé jóg ndànk-ndànk jóg na démb tey soog a ñëw. Khalifa Sall laa doon wax. waaw Khalifa Sall moom bu dee moom la dafa am ci lu mu nekkoon loo xamante ni yàlla daf ko nattoo woon bi mu ko nattoo mu jóge ci génn am lu tàbbisi ci biir réew mi tàbbisi ci àdduna bi muy jàngoro ju ñuy tuddee corona yéen a ma ko gën a xam am loo xamante ni tamit bu fekkee ni da nga fas yéene gaat nga jiitam réew dañ koy xool ci yow ndax feeñ ne ci yow walla déet loolu mooy lan nga bàyyi xel li nga xamante ni moom la réew ma tëral ci wattu jàngoro ji looloo taxoon génnu Khalifa Sall jamono yooya yombul woon beneen bi ci des nag bi ko tëj ñoom ñëpp wax dëgg yàlla nag yàlla boo amee ku toll ne Sayyiduna Muhammad wala mu am 124 000 prophètes bu ñu koy fekk moom yàlla muy xuloo ca mbedd ma wala muy taxawaalu ca mbedd ma kon prophète ya la ñu doon matuñu ko waxuma prophète li mu doon matu ko de dama ni yàlla am 124 000 prophètes Sayyiduna Muhammad di seen lieutenant moom yàlla nag su bëggee wax ne déey Sayyiduna Muhammad nag occupé terrain bi loola la muy tekki mooy ni Khalifa mosta toog parce que lépp loo xamante ni Barth mu ngi koy doxal Khalifa yëg na ko cautionné na ko kon lépp loo wax ni Barth doxal na ko wala nga gis ko mu doxal ko ca jamono yiñ ko tege tuuma ci élection yi weesu waxtaan nañ ci budul benn du ñaar loolu Khalifa moo ko cautionné. kon moom dafa dénkaane xeex bi daal. xeex bi du dénkaane. mi ngi xeex par procuration comme ni koy waxee ci tubaab. non kii xeex par procuration mooy quelqu'un koo xamante ni dafa ragal la muy def te teewaayam am na xam nga tey bu ñu nee Diallo. ñu ne Diallo mu ngi ci dëkk bi mais booy nat opposition bi Khalifa Sall moom si jëm boppam bokkul si ñuy gën a lëjal président Macky Sall de. waaw xam nga lëjal président Macky Sall amul solo xam nga lu am solo. mooy nga fexe ba nekk ci xolu nit ñi. mais opposant nag da ngay wane sa boo fi nekkee ñu xam ne yaa ngi fi. si critique yi mais Khalifa Sall demoon na boo koy posé question sax si benn mbir boo xam ne dafa laal réew mi pour mu indi si benn critique sax ñaare day jafe. yëg nga ni Diallo yëg nga ni. Barthélemy Dias occupé woon na terrain bi nangul nga ma ko wala nangul ma Khalifa Sall la déedéet wax ma ba pare da nga ma posé question dama lay delloo yëg nga ni Barthélemy Dias occupé woon na terrain bi mais gisuma Khalifa mais baal ma may eggale Barthélemy Dias mooy Khalifa mooy Barthélemy Dias amul dara lu Barthélemy di def te Khalifa cautionné wu ko amul dara lu Barthélemy di def te Khalifa yëgu ko kon bu Barthélemy nekkee ci terrain bi Khalifa moo nekk ci terrain bi dama ni la kenn du am sa lieutenant ba pare nag di taxawaalu ci terrain bi di wax. ndax loolu mën nañ ko méngale aussi at jafe-jafe yi nga xam te ni am na ko nii muy si wàllum wote di koo xam ne nii ba fi ñuy waxee nii mënta wote kenn mënu koo fal yi tamit ndaxte code électoral bi dañ ko soppi woon. loolu de ndax loolu bokk na si li ko tënk. dinaa ci sawar a tontu mos na ma wax ne ma këyit woowu ñuy signé ak bu mu ci mënti doon bu ñu ko signé wul ci léegi fii nga toog nii ak man. ci man mii Khalifa Sall la. loolu li muy tey waaw man maa joxe boobu tey jii. loolu nee leen imaam Khalifa Ndiaye nee na Khalifa Sall wax na ko. ca jamono ya nga xamante ni sosal nañu Sonko ba koy sonal ba yóbbu ko section de recherche
wax na ko ne ko loolu nga xamante ni moom la ñuy signé bu fekkee ni signé wuñ ko ba tey moom la neex. kon bu nekkee ne su ma la déggee su ma jummi nga gàgganti ma bu nekkee ne ba tey jii nii Khalifa Sall mënta wote ba fi ñuy waxee nii mën nu koo fali tamit moom la neex. waaw ca nam ma waxee daal foofa noonu laay tontoo pour fomm sa wax ji nga njëkk a wax ndax bu nekkee ni wotewul wala déet excès guñ ci séance su wote bu gis ne Khalifa Sall wotewul waaye li wér te wóor moom li ma lay wax muy lu dul dañ. bu nekkoon loolu la dina bokk ci présidentielle yi ni génn. waaw présidentielle yi mënu ci woon a bokk parce que présidentielle yi fu mu ko fekk ci biir kaso bi. mais li taxoon ñu. waa léegi xam nga lu am solo moom ak Karim Wade xam nga moom ak Karim yëpp li am solo mooy li am solo mooy Khalifa Ababacar Sall insha allahu taala élection yi ñu jëm ci décembre. non li M2D lay wax. baal ma eggal rek municipal yi ci décembre. wax M2D ngay wax ni décembre. waaw da nga may bàyyi. bu ma paree nga ne ma foo teg décembre bi man xam nga man du ma yóbbante galgal. parce que yóbbante galgal ubul làmb. waaw ci décembre bii ñu jëm élection yi fi war a am danañu xam ndax Khalifa day woote wala du woote bu dul décembre 2024 danañu xam ndax dana présenté wu nekk candidat présidentiel wala déet man maa la ko wax. Imam ba nga waxee ni que Khalifa nee na la bu fekkee këyit bi nga xamante ne moo ko teree voté wala ñu fal ko ci moom la neex kon est-ce que nekkul ni Khalifa dafay këyitloo nga baal ma ci wax ji ñi nga xamante ne ñooy ay sympathisants am ànd ak moom ndax ba tey jii jamono ji dañoo nekk dans le doute. déedéet xam nga al isharatu arab dafa wax naan al isharatu takfi lil aql junju doy na borom xel Khalifa su ne suñu ko signéwul ba léegi xóotalu ma man lu tax signé wuñ ko ak lu tax ba léegi signé wuñ ko xóotalu ma ci mais li ma mën a wax loolu moom wax na ma ko te ma xam ne loolu mooy dëgg. Imam ndax loolu itam du bàyyi nit ñi di xalaat ni que daa am benn deal bu nar a lalu ci suuf. Khalifa moom mag deal ñey deal Khalifa sori na leen. loolu lañ doon wax. Khalifa moom mag deal yow xam nga ma xam nga. gis nañ fi ay protocole yu bëri yu fi jaar. yow xam nga ma xam nga. balaa muy wuy. xam nga su ma ne laa su ko neexoon tey li nga wax nii la ñuy wax. waaw maa ngi ñëw. parce que dimanche ba am na ku bokk ci parti bi ku ne ku fa dem sa bopp nga fa demal dimanche si ngoon mu déglu rajo. xam nga lan mooy deal jàllo ñetti atu kaso wala ñaari ati kaso ak genn wàll du ñaari fan du benn fan te négociation yu bëri xew na biir Rëbës xew na biir palais pour négocier ak Khalifa mais ma xamal leen ni kuy deal boo séenee Khalifa Sall da nga daw te ku ko ñeme moom mi ko ñeme moom mi def ci bopp nit ñi ne deal la na tëgg élection yi ñu xool. mais personnellement yow ci sa bopp bi la Khalifa waxee loolu personnellement lan moo nekkoon sa réaction. waaw sama réaction mooy kilifa wax na te tamit nag mu yàgg a wax may gis te ma waxtaan ak ñoo xamante ni biir na ma ni li mu wax dëppoo na firi nañ li mu wax ñooña nag concerné wu leen Khalifa moo leen concerné ca Khalifa ngeen ma laaj mais firi nañ li mu wax te xam naa ni la ñu wax mooy li dëgg. waaw pourquoi tekkaaral bi Khalifa Sall def nii. Khalifa mosta tekkaaral. Khalifa Sall tey jii bu ñu toogee tey ba ngeen koy wax ci plateau nii Khalifa Sall bu ñu toogee tey ba ñuy xalaat ni élection yii di ñëw tey soo nee benn muy parti bi nga xamante ni moo nekk ci pouvoir Khalifa Sall nga cee teg kooku ko xalaat ne toog na waaw baal ma ñëw d'accord naa ba léegi mooy Sonko Khalifa mooy Sonko. bu ñu gis balaa muy dugg kaso lañ ko gënoon gis. baal ma eggale rek xam nga moom mbir moom man moom bee boo ngeen kii rek fii ba une heure ñu ngi fi day leer dara du ci lëndëm waaw day leer loolu nga expliqué laa la bëgg a xamal ne nag Khalifa ci boppam du Sonko d'abord d'accord naa ak yow parce que da nga ni Ousmane Sonko ne Khalifa Ababacar Sall waaye soxna Aïssa Khalifa mosta toog mosta layami mais fi may waxee mooy avant muy dugg prison gënoon nañ ko gis mu actif depuis mu génn prison ba tey maanaam dafa def benn tekkaaral boo xamante ni xamuñu ndax ragal président Macky Sall la wala comme yi ñuy wax ni ay dil lay xaar pour mu. xam nga lu tax ñu yàpp président Macky Sall. dañ ni ku ñu miin sa kàddu yàbb la te garab ga na ma doon pénc law bi du ko gis ba koy gor ñu baal ma bu fi. mais Khalifa dugg na kaso. waaw looloo tax nag ma waxal la ne la ku ñu yàpp sa kàddu xam nga tey jii. Khalifa am na nu mu doon demee duggam kaso balaa muy dugg di jéggi fa nga xamante ni fa la dëkk di dem ba ni ñu koy tuddee tribunal
ñu koy dugal ci ay kaaf gi kon dana demee neneen mais dafa am nu mu bindoo dafa am nu mu yaroo dafa am nu muy politiquer ku nekk ak nag sa politique. mais biir na ma ni bu toppoon jëmm jële ngeen di gis keroog du fanaani du dem jàkkaarloo ak nu ñu koy tuddee ti procureur la xaw non loolu foog nga leeral ko bu toppoon waaw bu jamono jour bi ñu ko woowee ci lu ma fekke man am na noo xamante ni bu ñu ko defoon jour boobu procureur du gis Khalifa Sall te coow dana bëri. lan moo nekkoon planning bi ba tax nga wax. waaw planning bi maa ngi ñaan Bart dinaa leen ko fi indil incha allah su ma waxtaanee ak chargé de communication bu ñëwee ngeen ni ko sa xarit imam bi moo fi wax li moom dana leen ci tontu. mais imam man li ma la bëgg a laaj mooy. mooy bismillah. vu que nee nga ñoom ñaar waroowuñ ci ay kàddu lépp lu mu def mën nañ ne Khalifa moo ko cautionné. waaw cautionné na ko. cautionné na ko. waaw donc tey jii nii bu ñu demee ba. mu war a wuy ji yoon ñu ne nga ne bu toppoon jëmm ji. dina demee neen maanaam kon foofu ñu ngi gisaat beneen affaire boo xam ne ñoom ñaar ils sont. am na contradiction beneen affaire bi aussi tamit le fait que moom muy yónni kii Barthélémy mu koy xeexali ji te moom moo war a janoog Macky Sall xeex est-ce que tamit loolu tamit nekkul ak ragal ci diggante bi. déedéet bu ko tuddee ragal. même baat lu mu xeex bu yàgg lu mu yàgg moom mooy war a bëreeg Macky Sall. bu ko tuddee ragal xam nga ñaar la ñuy xeex. dafa am lu ñuy xeex pour jëm ci réew mi am lu ñuy xeex pour jëm ci communes yi am lu ñuy xeex pour jëm députation ku nekk la ngay doxal dama ni la kale naa wax ji bu yàgg 2024 xam nga nekk fii naan boo di coow comme seku jëm ci 2024 te nga yor koo xamante ni tey bu jógee lu mu wax ñu ne gongo mais nañu seet d'abord xam nga lu mu bëgg ñu xam Diallo wala mon frère Barthélémy Diaz dafa doy sëkk ci Khalifa Sall tey xam nga la sëñ Béthio doon wax di ko wax xaw ma soxna Aïda la xaw ma ne ko yaay man maay yow. waaw du wax na ko. Barthélémy mooy Khalifa mooy moom. donc réeroo wuñu. Khalifa mooy moom kon lépp loo gis Barthélémy wax. mais c'est démarche la Bara wax. par exemple mbir dina taxaw. Barth gisee nii. mu gisee neneen waaw loolu mënul ñàkk. su ko defee loolu mooy waral nag daje ga toog waxtaan ba dëppoo ci ne nii la. te la plupart bu Barth yëkkatee benn affaire bu toogee ak moom Khalifa dana ko ca jàppale parce que moo ko yar. moo ko yar ca jamonoy parti socialiste. est-ce que imam nekku leen ci logique bëgg ñu imposer Barth pour ñoddi Khalifa loolu ngeen di xaw a làq ci suuf. parce que est-ce que nekku seen bëgg-bëgg nekkul Barth ñëw imposer wu Khalifa ñoddi ko. Khalifa kenn mënu ko ñoddi. non je parle de question. waaw maa ngi ñëw dama posé question moom laa lay tontu ñun imposer wuñu Barth ñun ñii ànd ak moom imposé wuñ ko dafa dëggal boppam Sénégalais yi tàllal ko loxo. kon Barth kon moom mooy jiitu Khalifa topp ci. déedéet du jiitu yaa ko tuddee jiitu. ci li am na loo xamante ni buñ ca eggee bu ko waree jiite Khalifa dana ko ngemb téyel ko ngembam mu dugg ci géew bi. am na loo xamante ni buñ ca eggee Khalifa Sall war ko jiite Barth dana ko téyel ay cummikaayam. kon mën nañu xaarandi foo xam ne Barth mooy jiitu Khalifa topp ci ginnaaw. waaw ci séance yi ñu jëm. députation ngi fi législative ngi fi ñun nëbbuwuñu dañuy yóotu ji mairie de Dakar. justement imam man foofu laa bëggoon a ñëwee am sax nga. Barthélémy day yóotu ji mairie de Dakar. bu ko yàlla dogalee. te Khalifa mooy ne ci ginnaaw moom mu jiitu. waaw loolu moom mu ngi ci kanam. Barthélémy Diaz ngeen bëgg a samp mairie de Dakar. Barthélémy Diaz day yóotu ji mairie de Dakar. non mais incha allah dans les jours qui viennent. loolu exclusivité. waaw da ngeen gën a gis ne. la mu yóotu ji nëbbuwuñu mairie de Dakar lay yóotu ji mais wax na ko ci plateau bu nekk xanaa seen plateau bi la ko waxu rek ñun loolu la ñuy def dox mbokk yi ngeen di gis loolu la 19 communes yi boo gisee ñuy xëy suba ngoon di ci dox ci loolu la ñu jëm nañu ko ñeme. kon élection locale yi Barthélémy Diaz mooy nekk seen candidat pour mairie bu Dakar. man de personnellement ci li ma yëg fi mu ne nii terrain bi benn doomu aadama occupé wu ko ci Khalifa si ku dul Barthélémy Diaz. amul loolu leer na loolu moom ci seen bët ak yéen ñëpp jaww ji sax mu ngi koy waxtaane te ñun nag moom la ñu jël teg ko muy suñu candidat. kon daal imam li ngeen di def nii benn stratégie la boo xamante ne Khalifa day nëbbu tuuti pour gën a fësal ki nga xamante ne mooy Barthélémy pour mu mën a aaki moom. nëbbu amu ci soxna si nëbbu encore amu ci xam nga lan mooy nëbbu mooy di def booy seet daal Khalifa au fond li ma leen wax ni ñu koy tënk nekk na koo xamante ni. la muy jëf mu ngi koy liggéey ci suuf génn nag ci mbedd meeg yooyu du nature am yarewuñ ko màggaalewu ko
waaw imam bu fekkee ni que contexte moo war bu fekkee ne nag am na koo xamante ni doy na ko sëkk ndaw ca ba ko yàlla tegagul nattu bi doy na depuis 2009 doy na ko sëkk ndaw 2014 doy na ko sëkk ndaw mu nekk ci nattu mu jóg bàyyi léppam fekk ko ci biir kaso bi pendant 7 mois kooku kuy nattable naan moom la wala du moom da ngay wax lu la neex. Barth pour wax la mu gàtt. mooy ni lii mu nekk ni ci kàttanu yàlla dafa topp yoon wi nga xamante ni moo gënal Khalifa Ababacar Sall pour ñu am fu ñu jëm ñun te ci kàttanu yàlla te mooy Ndakaaru. merci imam man li ma bëggoon a wax saa yu ñu waxee ngeen ne Khalifa amul yar googu xamul loolu du nit bu bëri coow du nit bu bëri nàngam loolu gannaaw bi mu jénnee kaso la mooy dil bi gars yi doon wax moo tax sénégalais yu bëri njort ko parce que nag Khalifa Sall nag du ko bees ci politique koo xamante ne nii nekk nga responsable jeunesse su parti socialiste responsable jeunesse su parti socialiste ci histoire ku yambar xanaa mam bu naa ma mu baal ma ku yambar musu ko yor ku yambar musu ko yor donc Khalifa jaar foofu Khalifa géré école du parti Khalifa yore vie politique gu parti socialiste Khalifa 2007 fi la fekk nit ñi mu ñàkkante kook Ablaye Wade di ko ñàkkanteeg moom ñëpp ràññee ko ci bañ na ko ba moo doon fëgg ñoom Ousmane Tanor Dieng naan leen bu ñu toogee génn ñu xeex waa ji dinañu nappaaje dina jël maison du parti bokkoon ci ñi doon bañ Ablaye Wade jël maison du parti tey ngeen bëgg ñoo wax ne waa ji xamul coow waa ji dafa yaru waa ji dafa nangam loolu kañ la ko dab mais mosta ñàkk yaru Khalifa mosta ñàkk yaru maanaam tekkaaralam gi ngeen bëgg a transformer ci yar laa bëgg a wax loolu laay wax man kay waxuma dafa ñàkk yar nga baal ma dama ne tekkaaralam gi ngeen bëgg a transformer tënk ko rek ci yar ak dal ak nangam loolu kañ la ko dab. yow yaa jàpp ne xam nga wax naa la mu gàtt nee naa la yaa jàpp ne Khalifa Ababacar Sall dafa tekkaaral Macky Sall ma ca palais ba jàpp ko. waaw mais yéen ay wax le contraire parce que yéen ay wax ne Khalifa du wax dafa noppi. déedéet non du wax xam nga wax dafa am ñetti wax ba ñeent wax juy jariñ ak wax juy yàq. ak wax pour wax. ak wax pour bëri ñu takkal la micro rek. mais waaw ci jotaay bii nii bu ñu doon laaj Khalifa ndax dafa tekkaara wala dafa yow dong yaay bañ validé nga action yi parti di def wala validé woo ko. man loolu laa bëgg a xam. waxuma toogaay boobu nga toog en tant que quelque waaw baal ma ñëw jàllu baal ma ñëw waxuma toogaay boobu nga yor mais quand même journaliste nga wala animateur nga. da ngay observé ba borom xel nga da ngay observé. kuy taxaw naan Khalifa dafa toog mais di gis Barthélemy ba Khalifa làq ko di gis Barthélemy bi Khalifa génne Barthélemy di wax la muy wax di nekk mais quand même. mais imam Sénégal dañoo baaxoo leen. mooy ni que boo nekkee opposant boo taxawee ñëpp dañuy xam ne yow mii la kon doo jël say lieutenant di teg ci kanam. mais Khalifa taxaw na tamit Pape Alé Niang xam nga foofu bëgguma fay dugg sax di tudd ay interviewé na ko ñu naan bon façon bii la ko defeek leneen mais jàpp leen ni daal. Khalifa la muy liggéey ak li mu war a liggéey. pour ci kàttanu yàlla séance yi ñu jëm muy députation yi séance yi ñu jëm législative yi du moins séance yi ñu jëm ak locales yi ak insha allahu taala présidentielle 2024 la ca war Khalifa mu ngi koy def insha allah bu ko fi fekkee jàmm dinañ ñëwaat ci local yi parce que damay bañ fi ma tolloon ci sama raisonnement parce que Diallo sànq daf la wax lu ci bari ci woroo ñoom ñaar parce que dem nañ ba lu ñu bari nag ci xibaar yu wóor moom ak kan moom ak Barthélémy Diaz ci xibaar yu wóor ci démarche yi parfois dañ ciy wuute tey jii nii ñu ci bari jàpp nañ ne lii dal Khalifa Sall ñoom ñoo ko teg ñoom kan Barthélémy Diaz ak liet naa ca jamono jooju Bamba ji Fall nanga maanaam Bamba ji Fall Bamba Fall ku ko wax da ngay wax lu la neex waaw may ma daaneel ñëw ci laaj bi non foofu damay bañ a fàtte parce que xam nga lu tax waaw boo paree question dafa doy waar lu nañ ci kaccat nu ñu koy tuddeeti Barthélémy Diaz waaw Barthélémy Diaz la mu doon xeex 2009 ci côté Khalifa xeex ko 2014 mosu ci soppeeku d'accord Barthélémy Diaz bi Khalifa di dugg ci kaso bi pour dëggal boppam moom ñoo bokk kaso ba 7 mois Barthélémy Diaz su fekkoon ni dafay wut luy kompaloo di dugal Khalifa kaso mais kon am na yoo xamante ni du ci sonn. waaw Imaam loolu laa la boo ma déglu woon ma daaneel raisonnement bi di nga comprendre maanaam fi may waxee mooy que Khalifa stratégie am moo nekkoon nëbb ay mbébétam togg ko ba mu ñor doog koo fësal benn bi mooy récupérer parti socialiste doxal beneen bi mooy nekk candidat
ci élection présidentielle yële passé jàmmaarloo ak waa Bennoo Bokk Yaakaar ca jamono jooju ak ñoom ndam si yàlla Ousmane Tanor Dieng ak i ñoñam loolu la fas yéene woon bi mu tegee loolu waaw bàyyi ma daaneel ci laaj bi mosta taxaw pour récupérer parti socialiste foofu na nga ko corriger boo paree waaw damay laaj su ma daanelee yow nga tontu leeral li lëndam yëpp mooy que ne ca mbébét yooyu nag Bamba Fall ak Barthélémy Dias ñoo ko yuuxu ca kaw indil ko problème ci biir parti bi indil ko problème moom ak président de la République son excellence Macky Sall. xam nga loolu la ñu wax ne lii ko dal nii yëpp ñoom ñoo ko teg. xam nga yàlla seen ñàkk a dal. xam nga yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana Ousmane Tanor Dieng bu fi nekkoon dana la wax kan mooy Khalifa Sall pour wax leen rek weesu na foofu ñu koy xalaati ay xëccoo parti socialiste non weesu na romb na foofu Khalifa mosta taxaw feesal biir moom. ne dafay xëccu parti socialiste ba ñu koy tegal yoo xamante ni comme ni nga tudd bëgguma tudd sax ay tur naan diw ak diw moo tax moom mu egg ci li mu egg loolu ak njuumte gu rëy la li fi nekk kay mooy Khalifa Sall dafa dem ba jamono won ko ne ko lii fi nekk ki fi nekk xeexul àttewul xeex léegi nag comme que xeexul àttewul xeex te jongante ne ñaar ba ñeenti yoon jàllul ci jongante bi lay règlement bi nañ ko respecté mooy ni àndul sa morom ñëw bu sa morom ñëwee ñu xool ba xam lu mu mënee. bu kooku nga ni àndul sa morom ñëw bu yàggee nga bëgg parti. ñun non waxuma la Khalifa wax loolu de. Khalifa dañ ko xool xam ni li ñuy natt ci nit li ñuy natt ci njiit mu ngi ci moom ki nga xamante ni nekk na fi nag pendant des ñaata kii présidentielle 2 comme 3 gañewul kooku lañ ni. xam nga dafa fekk dafa toll ni nit bu làqoo am na yoo xamante ne waratoo ko tudd ci gannaaw kooku lañ ni ko carrément léegi li des mooy waaye bàyyi ñu seet keneen ku ñuy ngemb koo xamante ni bu demee danañu mën a indi dara loola nag moo indi coow la. mais Imaam ci taxawaay boobu. loola moo indi coow la ba li xew-xew. bañ naan dañu xam nga politique. boo nekkul ci biir doo xam li xew yépp waaye xam nga ne Khalifa Sall romb na di yabal ay boy ñuy toj maison du parti ak yooyu ak pour yàq yu kenn xamul. mais. fay ful la nag mooy jaay Dakar ku leen yabal déedéet bu la ne ku leen yabal xaw ma ku leen yabal su ma ko xamoon tamit du ma la ko wax waaye dama gëm ni jëmm ji ma jàkkaarlool du ko yabal nit naan ko kaay nga dem toji maison du parti wala nga may ma daaneel foofu noonu ci coowal parti socialiste bismillah parce que coow li processus bu commencé woon la mu mujjee foofu noonu ba keroog saccage bi ñu saccagé loolu nga xamante ni moom mooy parti socialiste ci investiture yu mujj yi nga xamante ne nii parti bi doon na ko amal coow la fa la commencé woon ñu ci bari ñoo xamante ne nii ay njoñu Ousmane Tanor Dieng lañ dam si yàlla si ñoo taxawoon ne jaamaarloo ak ay ñooñu xalifis yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci compartiment bu nekk ñu jàkkaarloo bu Khalifa sampee fii ndëndëm donte daaw ko fësal nag lu mu daan def discrètement la Ousmane Tanor Dieng fii samp ndëndëm mën naa wax ci yi nga xamante ni moom laa gën a maîtriser muy jeunesse bi waa kër Khalifa dañoo sampoon fii Basirou Samb waa kër Ousmane Tanor Dieng samp fii Bouna Massal ainsi de suite waa kër Ousmane Tanor Dieng samp fii Yaya Diallo waa kër Khalifa Sall sampoon fii Fat Sall donc noonu lañ ko defee woon doguma la non léegi nag loolu nag mënoo ñoo wax ne loolu lépp Khalifa nekkul woon derrière te mu yëgoon ko noppi mani mbirum Bounama Sall ak mbirum Yaya Diallo te ñu ko bañ a. non c'est des exemples. parmi ci misaal boobu ngay joxe yi ñu doon xëccoo misaal boobu ngay joxe loo ci xam Barth xam na ci lu ko ëpp parce que ay njabootam lañ te lu ci Barth xamal nañu ko moo tax ñooñu comme que nekkuñu fi bu ñu tudd foofu jëm mais li ma la mën a wax mooy jëmm jii ngay gis nii Khalifa Sall xeexluwul tojluwul sànniwul xeer. loolu moom leer na waaye am na loo xamante ni boo demee ba xam ni lii dafa nar a jëm ci yàqu sañ ngeen taxaw nag ni lii ak lii nañ ko teg te nag dafa am yu ma bañ a dugg rek parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi barzak comme que génn nañ àdduna nañ leen ñaanal yàlla yokk seen leer jéggal leen mais jëmm ji daal xëccoo ay jiite parti socialiste ak yeneen ak yeneen du tax mukk mu jaay ngorom te bokk na ci jaay sa ngor yàq te du yàqkat lu jot nag yomb te lu ñor ñu yàq ko te incha allah yàggatul. man dama bëggoon ñu dellu tuuti ginnaaw nga indi ñu benn leeral lan la Barthélemy sumboon lu Khalifa Sall bañ ba tax mu dem kaso loo xam ne sumboon na ko te buñ ko toppoon du dem kaso. non waxuma du dem kaso dama ni bés booba du fanaani ak nuñ ko tuddeeti procureur. xam nga lan la sumboon lan la waaw déedéet loolu mu sumboon nag suñuy secret la yoo xamante ni du lu ñuy toog ci plateau di ko wax
waaye ku nekk am na stratégie booy tëral boo xamante ne xañ na mën nga ci doxal tey jii Sonko bi ñu ko woowee lan moo am. ndax dafa bëggoon a résister ñu dem. wala non lan Sonko bi ñu ko woowee résister wul dañ ko jaaralewul ci yoon léegi jaarale wuñ ko ci yoon wan na leen ni jaarale leen ko ci yoon mu jeex. léegi Khalifa lu tax deful woon loolu. waaw ñàkk déglu la woon bu ñëwee ci plateau bi ñu laaj ko man li ma xam mën leen ko wax mooy jëmm jee moom xam naa ni keroog jour bi ñu koy convoqué bu ko toppoon du fanaani foofu. non Khalifa moom du ñëw ci plateau bi. waaw wala ku mel ne moom waaw ñëwoon leen ci ñàkk topp gi pas li ko Barth wax mais ñàkk topp gi lu tax defu ko dafa dégluwul Barthélemy wala dafa doon demee xelu boppam. xam nga boobu dafa am ñoo xamante ni du Barth dong moo nekk ci wetu Khalifa bëri nañ te ñëpp ay ponkal lañ am na ñoo xamante ni dañu gis ne na dox romb Sandaga dem am na ñoo xamante ni dañu gis ne bu doxee romb Sandaga dem dana indi benn foule comme comment il s'appelle comme Sonko su ko defee leneen dox ci am na ñoo xamante ni dañu sëgg dee ko ne ko jëlal oto nga dem wuy ji. est-ce que yéen léegi xeebatu leen taxawaayu Khalifa Sall. kan ñun xeebatu leen ko. ku ko xeeb daanu. parce que yéen bu ngeen demee ba naan Barth mois yi ñëw ak wala élection yi ñëw ak est-ce que loolu du wane ne taxawalinam léegi da ngeen ko xeeb de trop bëgg a valoriser. waaw mais yéen kuy ñaan yàlla jur doom yar ko dugal ko daara wala nga dugal ko école muy jàng da nga ñaan yàlla fa nga toog ci kàttanu yàlla mu am xam-xam bi même bu la fa wutuwul mu am xam-xam bi. waaye yow tollagul fu muy demee à la retraite. déet waxuma retraité de nag dama ni da nga ñaan yàlla mu am xam-xam bi mais bu amee xam-xam bi da nga ko formé misaal bi may joxe tey mën naa ni man imam laa damay jiite mais man samay doom bu ñu juddoo danaa leen jàngal alquran danaa leen jàngal sharia danaa leen jàngal li mu làmboo yépp léegi nag bu ñu demee ba jamono ñu xool ni gis nañ ci comportement am ak li diine laaj critères yooyu yore na ko pour mu jiite mais su boobaa bu ñu ko tànnee man damay sant damay xam ni la ma bëggoon def naa ko waaye jom jooja nag sama doom moo koy am. 2024 bu Khalifa bu sottiwul mën nañu xaarandi bu Barthélémy Dias. ah loolu nag moom mënuma cee wax li ma mën a wax daal damay bañ wala tax fu ma laysa laka bihi ilmun yàlla nee na daal booy wax na nga wax loo xam waaye daal gëm naa ni man fii laa koy waxee insha allahu taala Barthélémy Dias dana doon candidat ci mairie de Dakar. incha allah doon candidat ci maire bu Dakar ndax da ngeen siy ànd ak parce que Barthélémy Dias xam gis nañ ni mu jaxasoo ak Ousmane Sonko. ndax loolu yi tamit mën na augurer benn alliance boo xam ne ni mën na dox si digg Pastef ak taxawu Sénégal rawatina si Ndakaaru bu ñuy xool dem Pastef gisuñu koo xam ne nii am na poids bu tolloog bu Barthélémy Dias wala keneen ku mën a taxaw kon ndax mën nañ xaar foofu benn alliance. mais loolu Khalifa junj na ko ci permanence am bi ko Sonko seetse kenn mënatu la dem ci élection di gagné foog moo am li ñuy tuddee coalition mooy ni ay parti jaxasoo loolu dàquñu ko dàquñu PDS parce que kii fi toog ñaata parti la téye ba tuddee ko Benno kon di toog di xalaat naan dàq nañ ko wala lépp mën a nekk waaw bu ñuy commencé nag ci benn comté mooy Ousmane Sonko la ñuy commencé. mais est-ce que c'est fort possible. est-ce que alliance boobu du leen topp ba 2024. waaw man damaa bëggoon balaa ñuy dugg carrément si alliance. waaw xam nga waaw déet bàyyi ba tontu ñu des ci élection yi parce que alliance yi damaa bëgg ñu ñëw ci mais dama bëgg ñu des ci local yi. waaw bu ñu paree ci local yi nag ñu ñëw nag ci possibilité alliance yi ak naka ngeen nar a àndee. su fekkee ab sa ak kii amuñu par rapport ak élection locale yi. exclusivité bi mu fi joxe par rapport ak Barthélémy Dias yi et tout wala Bara ak kii. non man kay dama bëggoon xam rek taxawalin bi nga xam ne moom la ñu fas yéene pour sumb xam nga tey Khalifa Sall am na nu muy Barthélémy am na muy jiitu pour jiite Ndakaaru am na fu ñu toll day dem ba Khalifa Sall toujours derrière rek lay mujjee jot donc moo tax ma bëggoon rek taxawalin bëgg nga indi ci bu leer nañ Khalifa Sall mosul nekk derrière mais la moo tax ngeen bëgg a choisir Barth te moom am na opportunité keneen kan ngay choisir misaal jox ma misaal pourquoi pas Khalifa Sall ci boppam parce que yow nee nga déjà non moom nee na du dem troisième mandat moom leer na man wax na ko fépp Khalifa du dugg ci troisième mandat maire de Dakar. mais Babacar boobu exclusivité xaw ma mën ngeen ko jël tey. nee na Barthélémy mooy nekk candidat maire bi mais Khalifa Sall sera candidat si présidentielle yi. incha allahu taala xam naa ni daal législative yi ñu jëm. gëm naa ni Khalifa Sall du doon candidat. et puis nuñ koy tuddee ci local yi ñu jëm. Diallo encore une fois Khalifa Sall du doon candidat. war na ko sax Pape Alé. merci local yi ñu jëm. incha allahu taala bu ñu ko fi may gi bàyyee. Barthélémy Dias incha allah
mooy doon candidat. loolu leer na sànq préciser nga ni que local yi décembre lay am lan mooy wéral loolu. waa xam nga dañu toll foo xamante ni koor gi moo ñu tënk rek parce que dañ nekk ci jaamu yàlla am na loo xamante ni ku mel na man dim jaayeen doo ko mën doo mën a loolu lan la doo mën a nekk ci kii bi ba pare di combat foo toll da ngay def stand by wala nga def pause ba nga xamante ni koor gi passé na léegi nag dañu fëgg li yaa xam bay doon wax dama koy wax fii si seen plateau dafa dem ci benn plateau ni dañu fëgg mbéj gauche foog ñu tourner fay ci gauche ci droite bi loolu mooy lan taxaw nañ jam ñaajo wala boog taxaw nañ feneen ne élection yi waaw dañ koy jëmale ba janvier wala nu ñu koy tuddee ci février xawma bu 2022 mais loolu ñun xalaatuñ ko cautionné wuñ ko te duñ ci d'accord. lan ngeen nar a def. waaw li ñu nar a def mu ngi ci kanam ku ñëpp xam foo jëm doo fa egg. mais est-ce que mën ngeen forcer élection aussi. waaw forcer élection ki forcer toog fi pendant des années ñetti at ñu toog ci conseil municipal yi conseil municipaux yi mu daaj ñu fa ne ku daaj pont te waroon a tëgg ay élection romb ko fa dem. mais yéen opposition bi yéen a ñu. déet bàyyi ma pare daaj ñu fa ci pont ba pare romb ñu fa kooku la mu def ful la mooy jaay Dakar soo ko deful ku ca romb coppati ca macc bu jant sooy doo yóbbaale weccet moom dana tëgg élection yi te incha allah dana ko tëgg ci décembre 2021 bi. yéen Mouhamed mu ngi koy junj yéen a bëggoon élection yi parce que yéen a doon sàkku ne nañ indi ab leeral. loolu yàqkat yi ñoo koy wax. yéen a ko wax de audit du fichier évaluation du processus électoral. ma ni yàq gis nga ñu kon yéen da ngeen a d'accord dem Diallo man boobu élection ciy ci tudd fichier da nga may qualifier da nga may boole. opposition bi waaw baal ma ñëw rek parce que dafa am ñaari opposition. dafa am opposition Macky Sall. c'est-à-dire. ñoo xamante ni ñooy dem bu Macky Sall ne ANAVA ñu ne kon nañ ANAVA bu ne marche année ñu ne marche année ba pare bu ñu génnee ci nit ñi ne ay opposants lañ mais jëmm yi ma àndal man xam naa ne ay pur opposants lañ. maanaam dafa am ñu leen infiltrer daal yéen ci opposition. am du ñun kenn mënuñu infiltrer xanaa ñeneen la ñuy infiltrer mais jëmm jee laay joxoñ. mais li nga waxoon soo ko wax na ko. jëmm jee laay joxoñ. li ma bëggoon wax mooy jëmm jee laay joxoñ soxna si ma eggale soxna si. jëmm ji lu mu la wax nar na ko waxuma la lu mu la wax dana ko def de parce que wax def ko yàlla doo nga ko moom mais Barthélémy Dias lu mu la rëddal moo nga rëdd sa loxo ci ciment rapide yam boo bañee mu des ca rek bu romb 5 minutes te lu mu leen mos a wax yéen ñii nekk ci kër yii gis ngeen ko teg ngeen ci seen baaraam bërki démb seetaan ngeen ko wala déglu ngeen ko Parcelles Assainies du junj da arab nag daf naan al isharatu takfi lil aqil junj doy na boroom xel yàlla ñu yàlla may fekk ak bàyyi fekk ak tal ba ñu pare ci koor gi ñu xam ba xam la woon wonni na wala déet dana xam ni élection yi dañ ko fal pour mu respecter règles yi nga xamante ni moom la constitution bi maye muy tëral élection yi ku nekk la mu am ko waaye moom moo gagné 2019 du loolu la wax moom moo gagné ak 58% xaw ma 59%. mais ku dem ba ni 58% jóge fa Mburoog Sow ñëw gagné si ko mu ne am nañ 80 et quelques pour cent mais dëggalal sa bopp dëggalal sa bopp alal xorri maa xaala góor bu waxee rek na ko respecté dëggalal sa bopp rek tëgg làmb. mais opposition waaye amul di làkkatoog El Hadj Diouf di def ay réunion yooyu naan bëgguma ñu tëgg fi élection fii ak 2024 muy dund danañ fi tëgg élection muy dee danañ fi tëgg élection. yéen waxi Me El Hadj Diouf daal bu leen arrangé ngeen gëm ko bu leen arrangé wul ngeen sànni. waaw xam nga wax bu ko Mouhamed waxee mu am njariñ jëlal la ca am njariñ la ca amul njariñ jël ko nga teg ko fële ñun waxuñu jëmmi El Hadj Diouf waaye la muy wax diw nee na te diw moom mu wax mu ngi dund weddiwu ko nee na bëggul ay élection am fii ak 2024 nañu yónni yàggul. yéen foo leen teg ne que décembre 2020 bi nga xam te ni si leen jëm si leen M2D sax démb si communiqué bi mu def loolu la wax. ci xeex rek jàpp na ne. waaw man dama leen bëggoon laaj ndax dañoo yor ministère de l'intérieur bu seen bopp ñoo. waaye ma ni li la jàll di laaj loolu laa dañuy génn si mbedd bi da ngeen am seen di ministère de l'intérieur bopp décembre 2020 boo xam ne mën na leen organiser seen élection bopp ngeen woo Macky waa Benno Bokk Yaakaar ne par force kaay leen bokk. xam nga seen bulletin woon gi. xam nga Macky Sall dëggantaan xam nga ko c'est quelqu'un koo xamante ni bu màttee du bàyyi xam nga lu koy bàyyiloo jaamaarloo won ko boppam. won ko mais suñu bopp. est-ce que yéen waa Khalifa Sall xam ngeen luy jaamaarloo. xam nañ luy jaamaarloo. waaw bu ngeen doon jaamaarloo kon Khalifa du dugg kaso. waaw xam nga moom laa la junj léegi ne la
am na loo xamante ni du ma ko wax fii ci plateau ñun Khalifa Sall ñun gis nga damay toog di ñi di wax damay reetaan xam nga lu tax may reetaan mooy ni kuy xool Khalifa Sall juddoo diggante Grand Yoff ak Grand Dakar ak màggee fi doon waaw mais est-ce que nekkul âge bi baal ma ñëw rek est-ce que nekkul âge bi déedéet ragal nekkul ci âge gis nga fi non maanaam xam nga plus ngay màgg gis nga gaynde plus lu ngay mu dal gaynde lu mais mu jàllut gaynde lu mu màggat bu xiifee bu gisee yàpp rek def ko gis nga Khalifa nekkul kuy layam dama leen di waxal lu ngeen xam Ndakaaru dafa am ay réalité ay élection dafa am ay réalité su naree jaar yoon du da ngay tabaxi rek pañaxi rek tëral ay élection jaxase mélangé jël fichier yeeg yeneen ak yeneen état civil nga jaxase yépp teg déedéet li fi xewoon 2009 dafa tiis dafa métti. mais imam est-ce que jotul tamit yéen ngeen tàng wala ngeen sedd parce que bu ñu xoolee Khalifa moom de son côté dafa sedd ñu xool Barthélémy moom dafa tàng est-ce que jotul ngeen tàng benn yoon wala ngeen sedd benn yoon. waaw déedéet loolu ngeen dem ci dynamique Barthélémy Dias wala ngeen continuer ci càllaaral bu Khalifa ñun ñi nga xamante ni parce que tantôt nga tàng tamit dafay jaxase ñun ñi dëggal suñu xalifis ñun donte sax da koy bañ mu may seetaan day bañ ñu naan xalifis parce que noonu la yaroo noonu la bindoo. waaw moom bëggul kii topp nii. waaw non mais xam nga lu mu yàgg bañ la ba ci biir PS da daan bañ xalifis ak tanoris moo tax nga xam ni ñun ki ñu àndal seddul lieutenant seddul. mais dafa tekkaaral imam sedd mooy ci ay jëf. tekkaaral gi sax moom moo ko fi wax. waaw xam nga tekkaaral googu. tekk lu mu la mayul ci kilifa laa wax de tekk googu lu mu la mayul rabax du la ko. mais léegi nee nga da ngeen di jàmmaarloo imam donc am na. waaw jàmmaarloo moom. bu ñu ko waxee Sénégal rek. ñu ne dafa jël xeer sànni. xam nga def na benn démonstration gis nga photo bi ngay gis waxewuñu fii gis nga photo bi ngay gis non photo bi ngay gis. def na ci benn démonstration. wane ni jeunesse bi nañu jóg. fekk na ko moom ca yoon te nañu fi yàlla may fekke ak tal ba ñu pare koor gi. léegi imam yéen a ngi wax wàllu. da ngeen ma woowaat fii ci seen plateau bi. ne seen waa ji moom ko gong beneen xalifa daal lañu nar a gis. noonu nañ dem rek ba ci kanam xam naa daal li fi ak yàlla mu ngi koy may sagoom muy bàyyi xel Barthélemy di ko bàyyi xel fa ngeen namm Sénégal d'abord balaa Sénégal fa ngeen namm Ndakaaru dana fa egg parce que li mu doon wax yépp ak li mu doon def tey jii dem nañ jam ñaari di ko fa tricher naan pavage ak damay recruter ay jeunesse ñu ñëw pour pavé damay delloo si tenue yi nga xamante ni moom la xale yi di jànge ñu leen uniforme te loolu lañ ko doon xasee waaw foofu ñu uniforme loolu lañ ko doon xasee waaw ba fii rek su ma juumul ci direction douane en face foofu yëpp ba ci géej gi da ko naroon a pavé te Khalifa def ni woon danañu dem ba egg ci Dakar sans sable programme boobu la téye woon ñu tëj ci usine bi nangu affaire ya jaxase mélangé teg tey ñoom ñooy daw ci gannaaw loolu pour jël jeunesse bi bëgg leen a nelawal loolu yëpp mais imam léegi yéen a ngi wax wàllum élection mais gis nañ ni ba présidentielle yi passé ñu bëri dañ doon ŋàññi ne fichier bi ñu demee élection baaxul ndax yéen wóolu ngeen demee élection locale ak même fichier boobu. waaw de toutes les façons audité waat nañ ko ñu ngi ko doon seetaat ñu ngi ko daan càmbaraat su ma juumul war nañ egg ci daanaka xaw ko jeexal war nañ ci sori daal laa bëgg a wax léegi nag foofu mu ngi nekk ne la ñu def. ñañu fa teewal te ñu wóolu leen bu ñu cautionné affaire boobu ñu xool ni lii jàll na te ñu wóolu leen ci élection du tere la ñu war a def dañ ko def ci terrain bi. kon ndax du ngeen xaar ba audit boobu jeex. mais loolu jeex na daanaka su ma di may mujj a laajte ci ñi nekk ci état civil yeeg yooyu loolu nee nañ ma presque jeex na loolu mënut a tardeel élection yu jëm décembre ou novembre. problème bi mooy dañu xam lu leer. te imam daal moom jàpp na datu élection yi moom. gis nga da leen a wér te wóor ni élection yi suñu ko tëggee mu neex leen mu naqari leen yàlla miy maye bakkan bu ñu fi bàyyee insha allahu taala xam nañ ni ñàkk nañ ko. lan moo ci nekk taxawaayu Soham Wardini. waaw taxawaayu Soham Wardini nag mooy taxawaayu Khalifa Sall rek parce que Soham mosta dañ di ànd ak Khalifa Ababacar Sall man de loolu laa ko xamee xamaluma ko leneen waaw confiance daal bi ko Khalifa Sall jox ci bi nga xamante ni nangu nañ mbir yi ci moom ba yàlla dogal moom mu wuutu ko ci loola ma ngi koy doxal. ma ngi koy wax la ca des nag moom maîtriser wu ma ko waaye ki ma maîtriser moom muy Barthélemy ak Khalifa Ababacar Sall moom danaa ciy wax te la ma cay wax moom bu ma dellu si waatee fii day mel ne la ma waxoon ci Sonko rek yàlla muy sedd la ci man. waaw li ma bëggoon a ñëw nag taxaw moom mooy bu fekkee taxawu Sénégal kuréel bu ñu organiser lii nga fi wax ni moom mooy Khalifa
pardon Barthélémy Dias moo nar a nekk seen candidat loolu kuréel gee ko wax wala Khalifa ko décidé wala Barthélémy. ñun ñoo ko décidé. yéen waa taxawu Sénégal. ñun ñi ànd ak Khalifa te ànd ak Barthélémy ci li muy def. d'accord ñun ñoo ko décidé. mais kon taxawu Sénégal ñoom seen candidat waxaluma benn doomu aadama encore une fois. waaw man la may wax. xam naa ni incha allahu taala ci dox yooyu la ñu nekk te gis ngeen dox yi muy dox mbokk yeeg yëpp ci foofu la ñu jëm. bi ngeen koy décider Barthélémy Dias daf ko bëggoon ba pare wala yéen a ko décider à sa place. ñun ñoo ko décidé gis ne mate na ko mën na ko te ñor na te dañ ko war a yàq. mais imam li ngeen def ni est-ce que du risque parce que Barthélémy Dias ba tey jii nii mbirum Ndiaga Diouf ba tey jii satagul bi ba léegi nii mi ngi si kanam yoon. gis est-ce que le fait que ngeen teel ko annoncé. fii mënul tax nu yëngalaat dossier bi ba sax mu mën a. tàbbi si moom tamit ñu. pas ñu tëj ko mais ñu def loo xam ne daal mën na koo tere mu bokk ci élection yi. mu nekk ñaari candidat de moins. voilà ndax xalaatoo loolu tamit. xam nga kuy sóoraaleeg Macky Sall ci yooyu doo dem yow la nga war a doxal ko rek léegi moom li mu war a def na ko def ñu bàyyeeg nag population bi ñu àtte mais moom li ma leen wax moom incha allah ndax bu boobaa du mujjee li ma leen wax moom Khalifa incha Sall allah muy décembre 2021 Barthélémy mooy samp ndëndam. incha allah léegi bu fekkee beneen bi ci biir taxawu Sénégal ba léegi parce que sànq Babacar jot na dugal laaj boobu waaye da nga koo xaw a fenatal mooy ndax Barth rek moo fa nekk bi déjà Soham Wardini lan ngeen koy wax mu nekkoon jiite boppu candidature mairie bi mën a nekk candidat à sa propre succession ngeen ne ko fa déjjët ne ko non ci biir taxawu Sénégal ñun Barth la ñuy sant déedéet yaa ko ni déjjët déet manoo leen am ñaari candidat xanaa ci biir taxawu Sénégal nag interprété da nga ni da ngaa wax ma ni la xamuloo ba xam moom mënuma koo waxal moom jigéen ju tedd ji te jàmbaare te nekk ci kàngami Khalifa Sall yi waxaluma ko de. Imaam am na lu ma leer ci wax de man bañ naa ko ba avant may indi deuxième laaj bi laaj bu njëkk bi ma dugaloon mooy ndax taxawu Sénégal ñoo décidé loolu. lu tax waxaluma ko moom ci boppam wanewul ne dafay yóotu pour jëm ci mairie de Dakar mais yéen bu ngeen ko gisee wax leen ma. yéen kay démarche yi nga xamante ni nit a ngi koy démarché. te nga xamante ni suba ak ngoon mu ngi jokkoo ak di yëgoo ak Khalifa Ababacar Sall yéen a choisir baal ma ñëw rek te mu ngi yëgoo Khalifa Ababacar Sall wax dëgg yàlla kay loolu leer na. mooy ni bu fekkoon ni da ngeen a gis Soham Wardini tey di def démarche yooyu di ko fésal comme ni ko Barth fésale ngeen ni waaw mais ñun am nañ sañ-sañu gis ne Barth fésal na loolu ñu ne Barth mooy suñu candidat. mais amaana tamit mënoon ngeen def tamit ci wet bu mel noonu Soham Wardini keneen ku bëgg na feeñal dénk téye na ko. waaw nañ ko tànn. waaw léegi keneen ku bëgg na feeñal bu fekkee ni mbëggeelam dëppoo na ak mbëggeelu waa Khalifa si ñu seet nu parce que Barth da koy wax de. yéen def ngeen seen tànn. waaw baan ma ñëw Barth da koy wax de ma bàyyi la loolu xel nee na moom il est candidat ñu fekk si ko ci candidature boobu muy wax mais nee na bu demoon ba gis Khalifa Ababacar Sall. joxoñ Babacar mii ne ko Barth doo sama candidat ci taxawu Sénégal Babacar mii mooy sama candidat nee na mu futti ku jàppale Babacar. kon candidature bi kon wéragul. déet bul ne wéragul lu tax nga ni wéragul lu tax nga bëgg ko ñàkk wéral. ba léegi te ma wax la ne la te ma wax la ne mais mani la mooy lieutenant mooy bras droit mooy léppam moom nee na bu déggoon wala mu gis. xam nga dégg gis moom yomb na. kon déggul gisul koo xamante ni taxaw na ci li muy dox nii pour yóotu ji mairie de Dakar. te loolu tam du feeñ ci kanam. ah yàllaa xam feeñalu guñ ko de waaye yaakaar naa ku ko feeñal tamit dana nekk bombe à retardement. merci beaucoup Imam man bu ma sañoon nag nga bàyyi ma su ma lay laaj ma daaneel. pour nga mën maa tontu parce que damay bëgg di la laaj fii nga yóbbu sama laaj bi feneen ngeen wax leneen man li ma bëggoon a wax maa ngi jéggalu parce que laaj bu njëkk bi li tax ma dugaloon parce que bu ngeen nekkee nag ci kuréel bu organisé wu kuréel bi moom moo naan diw mooy sama candidat ñëpp xam ne koo koy candidat bi keneen ku namoon sax xam ne kii mooy candidat bi amaanaa sax def investiture ñu ne Barthélémy la ñoom Soham Wardini nekk ñoom ñëpp topp ci léegi nag bu fekkee ne yéen a benn ruq bu sew wala benn kuréel gu ndaw ci biir kuréel gu mag gi ñoo décidé Barthélémy Dias loolu ndax mënul indi jiixi jaaxa ci biir taxawu Sénégal wala ku nekk fàqe fu ne samp candidat am ngeen gën a affaibliru loolooy bu njëkk beneen bi ñoom Cheikh Gueye ñeneen ak ñeneen nekk fa Cheikh Gueye nga xam ne moom mooy premier adjoint ville de Dakar ñooñu ñëpp seen kàddu ci mbir mi am na solo am déet waaw ñooñu de seen kàddu xam naa ko wutewul ak kàddu gi ma wax Cheikh Gueye waaw wutewul ak li ma wax mosta réeroog Barthélémy ma Diop maire Grand Yoff mosta réeroog Barthélémy te du réeroog Barthélémy d'accord léegi beneen laaj bi nag fa laay daanelee ci wàllum élection locale yi bu gaa yi amul te ku ne ma Diop yaakaar naa Grand Yoff ne
maa ngi bëgg a ñëw Khalifa Sall waaw maa ngi bëgg a ñëw kañ xaayaan ku dégg séeréer baa xam ngeen ne doole ja ngeen amoon amatoo leen ko ndax gën ngeen a gagné élection ci biir Dakar da ngeen di perte sax biir Grand Yoff ma jóoba nga fa Khalifa Sall nga fa da ngeen koy perte élection yi dañoo sàcc élection yi man maa ko wax fii imaam may ma daaneel laaj dañoo sàcc élection yi waaw léegi yow bu fekkee ña la fa sàccoon nañ la sàccee woon ba léegi mënoo jàpp seen loxo tee leen sàcc bi ba léegi ñu ngi fi te ñoom ngay jàmmarloo gis nga loolu am nga yaakaar loolu moo tax tëgguñu élection yi parce que nañ ko sàcc fii ci hôtel Mamoun su ma juumul la liet naa jëmmu jële woo yëpp yéen ñëpp woo yéen ñëpp ngeen ñëw yéen journalistes yi ak animateurs yi yëpp ñu ñëw mu ne leen nii ak nii la sàcce élection yi fichier bi nii lañ ci duggee ci diggante mbaa dara état civil baal ma ñëw état civil mu wax leen lu mel ne xamee ne leen yéen complice ngeen fii ci hôtel Mamoun yàggul mais boobu ba léegi dégg nga ko ci tontu Barth du waxantu de. kon saafara ngeen loolu yëpp fu mu toll nii. waaw loola nag jàmbaar ji génn na kaso. saafara te bu ñuy wax élection rek bu ñuy wax élection ci moom lañ ko xamee. léegi imam mooy Khalifa Ababacar Sall. beneen bi bu weesoo bu ngeen demee ngeen laaj mag ñi fekkee élection yi fi jaaroon naka la demee. kon dañ ñàkk mais élection teewul yi système bi de. nga ni teewul système waaw loolu xam nga système bi moom fi mu ne nii li ñuy wax yëpp nii. système électoral bi laa bëgg xam a nga teewu ko de. loolu laa bëggoon wax maanaam Khalifa xarañam ci élection yi. bu ko teewee socialiste ba mu nekkee au pouvoir. waaw ba parti socialiste wàccee au pouvoir yëpp mu ngi woon biir parti socialiste ñu leen di duma boobu ak léegi ci ay élection. waaw xam nga loolu moo waral lii toj. xarañteefam gi boobu ba léegi depuis Wade ba léegi 2012. mani ba léegi ñu ngi leen di duma élection. merci wax nga wax ji depuis 2012 ba Abdoulaye Wade duggee ba léegi xam nga li doon ngor man ci li ma jàpp man moo di Mouhamed bu ñu la joxee fii ne la animé ñu gis ne def nga benn émission ñaari émission ñetti émission sa animation yi kenn xamul saful xorom wala saful lekk ma ni bul xaar ñu jëlee la fi amal ngor gu toll ne xam nga loolay feebaru Sénégal Sénégal da ngay jiite parti ba denc kenn du la wuutu boo ñëwee jiite réew mi nag indi li ñuy tudde dictature lu la neex def lu la neex wax kenn du la téye mais boo nee 2012 Khalifa 2009 dafa beddi ku dem yoonu boppam jàngat leen dem leen ngeen gëstu ji 2009 bu topp am na ñoo xamante ni bu leen toppoon day des rek sàngoo mbàjj di liw mais 2009 ba mu gisul lu mu xam dafa takk ay kaakaam ne leen dem naa wuti yàlla fa mu nekk mu dem yàlla may ko mu gagné sur 19 su ma juumul 19 mu gagné 18 yi 2014 mu dem sur 19 mu gagné 16 yi. kooku dafa mu gagné 15 yi mu ngi wàcc. 16 la léegi nag mu 16 ñëw la waa mu 15 nekk la waa non non faut pas dire 15. waa léegi waa léegi waa 16 la loolu débat bàyyi nga may eggale. waa àggale ku mel noonu nag ñëw ci 16 ku mel noonu nag 2012 am na lu la tënk te man am na lu ma ci xam parce que kilifa woo na ko ñaan ko investissement yi ñu doon mujj a def ci parti socialiste. ba Aïssata Tall gedd dem mu may dégg Khalifa Sall dem France kilifaa ko ñaan sinon kon loola dana tàng jëpp am na yoo xamante ni du ma ko fi bëgg di wax parce que am na ñu dem barsàq te su ma sullee loolu rek su ma waxee loolu rek danaa leen tuddaale waaye Khalifa 2012 la ko naqari ba mu jóg ba xeexal boppam am na loo xamante ni kuy wax naan dafa léegi pour ma daaneel foofu 16 yi ba ma dugg ci 16 yi ba ñuy dem ci 16 maires yi li ngeen ci dese bareetul parce que ndam si yàlla Idrissa Diallo ko amoon taxawaay nag wax dëgg yàlla nekkoon jàmbaar lool ca Dalifort yàlla na ko yàlla yërëm dem na muy nga ndam perte boo xam ne njortu naa ne di ngeen ko yëg ci élection yi di ñëw Banda Diop dëddu na leen dem na ca wàllu wële ki nga xamante ne mooy sama mbokk bi Aline Ndoye dëddu na leen ci 16 yi la bokkoon bu la neexee Bamba Fall kenn xamul non si biir 19 la bokkoon mais après mu wàccee la xaw a dem maanaam 16 yi ñu gagné woon 16 yi ñu gagné woon laay wàññi nii Bamba Fall kenn xamul mu ngi fii kenn xamul mu ngi góos ñaataa ngoog juróom léegi bu ñu ñëwee ci Jean Baptiste Grand Dakar moom it dem na fekki waa Benno Bokk Yaakaar yow loo dese ci di 16 yi waaw xam nga du ma tudd ne Madiop du ma tudd ne Madiop moom bureau de vote am sax dañ koy dóor baal ma ñëw rek yaa ma wax ma tuddal la ka ñuy dóor bu ñu paree résultat yi xam nga la résultat yi passé Madiop dañ ko dóor biir bureau de vote am xam nga résultat yi ñuy wax mooy ni Madiop moo gagné commune de Grand Yoff loolu baal ma eggale nañ ko dóor bureau de vote 2014 moo gagné commune waaw baal ma ñëw fii mais après 2014 élection yi romb yëpp muy présidentielle législative yëpp Madiop waa Njóobeen fa ñu voté moom dañ ko foo dóor mais mënul ñàkk mais da nga ni ma ñi Khalifa dese laajoo ma ku ñu dóor
laajoo ma ku ñu fëgg da ngay delloo si waat sa xel. waaw ci lieutenant man maa laaj ni Khalifa dese. lieutenant ñan la waa ma limal la ñu ñoo la xam limal mën nañoo gagné maire de Dakar. waaw déedéet gagné moom li ma la wax du dañte ci lay dellu si waat ndeyu mbili gi xam naa ni jóg na te jóg gi mu jóg balaa muy tegaat sabadooram comme ni ngeen koy gisee ak koppatem bu weex bu weex bi waaw. insha allahu taala man daal li ma bëgg a wax daal mooy yéen jàkkaarloo leen nag ñi fiy ñëw te ànd ak Macky Sall. la woon daal wën na loolu. déedéet ñi fiy ñëw te ànd ak Macky Sall. nee leen nañ tëgg élection yi Khalifa la mënatu ko député ñu ngi koy tuddee ci maire yi nga xamante ni dañ daan jaay ticket nu ñu koy tuddee ci ticket stade. balaa ñuy falu maire ñu ticket stade lañ doon jaay. Khalifa jëlee leen ci indi leen jox leen maire yi. ak budget bu toll noonu ñu xëy trahir ko. ñan ñoo doon jaay ticket stade. non non xam nga wax naa fi jàllo ne wala ko Jean Baptiste. wax naa fi jàllo ne ko. ku di wax commune am stade jundu doy na borom xel. ki may waaw wax ñun mu ngay kay dégg. non ñun kay imam ñun xamuñu. Jean yow kay yaa Baptiste ne jundu moom doy na jege Léopold jundu Sédar doy na Senghor. borom xel ki may wax waxuma Jean Baptiste. ki Bamba may wax Fall mu may kon ngay wax. dégg li ci am solo mooy. ñooñu nga xamante ni tey. Iba non Mar. bul tooñ Bamba waay. non c'est que Bamba jege na Iba Mar seen kër foofu ñaari Iba maire Mar. Bamba dafa doon ñaari maire ba ñett yoo xamante ni dañ dem Barzak bu leen tooñ Bamba bàyyi leen Bamba teg leen Bamba ci suuf da ngeen di histoire dañ koy topp di ko ràbb Bamba daa doonu maire bi nga ñëwul. histoire dañ koy topp di ko ràbb ba mu egg fa mu war a egg su ko defee loolu da nga xam fi nga jëm dama ni la ñi doon jaay ticket stade ñan la. Khalifa jële leen mais foofu sànq bi ngay lim da nga fàtte Bathily Diallo. Khalifa jële leen foofu Bathily Diallo da nga wax ticket stade rek sama xel dem si moom. def leen ni mu leen def tey ñu xëy pour poñaxiitu àdduna ñu trahir ko mais mani loolu yëpp nañ ko taxañ teg fale nañ tëgg élection yi ñu dem léegi Samba man Bathily Diallo ci- léegi moom mi ngi Benno Bokk Yaakaar moom tamit. kuy Samba Bathily Diallo mooy maire Wakam taxaw Sénégal la bokk. taxaw Dakar la waxuma bokk. Samba Bathily maire ma maire kële la maire kële toog la Imaam man fi ma bëggoon ñëw mooy sànq amat lim na leen ñi nga xamante ne bii dañoo àndoon ak Khalifa dem ba ci biir wan ko ginnaaw dem ci beneen wàll. waaw ndax kon nit ñi duñu douter ci le choix des hommes par Khalifa Sall. waaw xam nga duñ ci douter parce que Sénégal politique bi léegi raxasumi loxo yi da ciy dugg bu njëkk da ngay politique ngir gëm sa bopp lu la ca fekk nga xam ni lii la yàlla wërsëgale mais dañuy dem ba léegi dañuy jaay suñu ngor ci politique ba téye suñu diine jaayaale ko loola nag moo waral yéeg gis yëpp du dara du bëgg liggéey sa gox koo fi woo fii da toogee danaan waaw c'est-à-dire xam nga mënuñu ànd ak Khalifa ñuy bloqué suñu budget yi ñuy la mais Barthélémy Dias xam nga lan lañ bloqué ci budget bi passé 700 millions daf ko yëngal tere na koo liggéey te tey yéen ñëpp xool ngeen commune am ni muy doxee waxuma commune am sax jéggi commune am di def leneen loo xamante ni tey keneen na ko waroon mais xam nga ngor bu jeexee ci nit ngor bu jeexee ci nit dynamique ba nga xamante ni moom la parti socialiste amoon bu njëkk mais nit ki nag bu jaayee ngoram nag loo ko mën a lati mais nit yooyu Khalifa moo leen tànn. waaw mais man mën naa xëy tànn nit foog ni dana def li gën mu def safaan kenn mënu ci dara waaye ñamu tànn am na ñeneen ñoo xamante ni ba léegi ñu ngi téye seen ngor des ak moom Cheikh Gueye keroog kenn gënu ci gore su am waa di ni fan la bokk Cheikh Gueye fan la bokk bokkuñu ci parti socialiste kon fu ndox daan taa boo demee ba léegi fekk fa tepp-tepp waaye am na ñoo xamante ni bu ñu xotti woon seen sidit gii meew moo ciy génn ñan noo bëgg a ñëwaat. ah loolu moom du fii laa ñëw ci foofu dem xool ji rik ba Bamba Fall fa fan la bokk. Bamba Fall ah ci xalifis yi da lañ ko jàppe man personnellement waxuma nag waxu keneen man personnellement ci xalifis yi laa ko jàppe ba léegi nii. waaw ba fii may wax ak yow kenn mënu ko dindi ci xalifis yi parce que taxawagul ne bokkuma ci Imaam lii wane ne na am ba na bërki problème démb ndax buñ ne Barthélémy ba Dias nga ne bërki démb leet naa Khalifa bi doo sax hésité Bamba Fall fu mu bokk nga naan ah moom de ba léegi moom daanaka mais déedéet génnagul dégg fa xaw a bu leen jaaxase wax da nga maa laaj dama laa tontu waaw xam nga tey su ma ñëwoon ne assurance bi nga am si Soham Wardini sax amoo ko ci Bamba tey su ma Fall ñëwoon tey ne Bamba Fall ah bokkatul ci ñun mais su ma génnee danañ ni ma ku la ko wax te démb ci samedi ji kañ la samedi avant-hier mu réunion ak Khalifa ci siège ba waxtaan nañu. ah ñoom ñaar gis nañ. ma ni bërki démb soo am war di ni Bamba Fall ñoom ñëpp ñu nga fa ñu ngi ci siège du parti socialiste
di waxtaan. ñu ngi koy tuddee afon pardon siège taxawu Sénégal di waxtaan. kon kooku man mënuma koo génne ci xalifis yi ba mu taxaw ne bokkuma ci xalifis yi. d'accord léegi bokkuma ci xalifis yi. man nag xam naa ne am na lu ko xalifa waxoon ne ko defal très attention da ko woolu ba mu ñëw ci kaso bi ne ko defal attention. booba gisagul Cheikh Ba. Cheikh Ba Messi Cheikh Ba. mu ne ko danañ indi Cheikh Ba ci sa kaw. mu ne ko non loolu du mën a am pour waxal la ne la dimension bi xalifa toll rek mais tey dem na ba ci biir gis ne li ko xalifa waxoon dëgg la. kon da nga bëgg a wax ne Bamba Fall day deltu ginnaaw. parce que mu yaakaaroon dafa woon déet Alaaji Ibou Sakho nee na ku fekkewul sama gàmm début ba fin bul ma interpréter sama gàmm. yamal ci li ma la wax rek lii sax dama ko sàcc wax leen ko. merci beaucoup Babacar lii sax jàll dama sàcc Babacar wax la ko mais xam naa su ma génnee danañ ma tànc ne ma waroo woon a wax loolu waroo woon a feeñal loolu ci biir mais li ma la mën a wax mooy. ba fii ñuy wax ak yow. génnagul ci njabootu Khalifa Sall. merci beaucoup Imam merci.